dem quoi di xaritu ñëpp moo bëgg Kees nag lool nag moo tax moo woote ndaje mi du dara jàmm kese la moo woote Kees dal nekk ci jàmm problème mu chemin de fer lañ ci jiital président jàppale ñu defaral ñu chemin de fer usine NSS yi ñu continuer ko ak dëkk bi am jàmm ñëpp juboo nekk benn ndax Kees image bi Kees toll tey Kees xamu ko woon bu njëkk Kees ay mag ñu baax ñoo fi nekk fii koo gis rek ay mag yu baax ñoo fi tëdd te vraiment bëgg nañu liggéey bëgg nañu président gën ñoo jàppale nag waxuma jàppale wuñu de mais mu gën ñoo jàppale ndax Kees wax dëgg yàlla jàppale nañ ñu mais nañ gën a yokk jàppale bi et puis xuloo yi ak xeex yi yooyu mu dakk ci biir kër kilifa ñi nga xam ne ñoo jiite wala askan politique bi ci biir Kees rafetul ñëpp nekk benn ñu xool li ñuy def buñ ko bawul bu ñu demee élection 1000 fois dañ leen di dool 1000 fois ndax ànd ñu nekk benn ànd nekk benn mooy dëgg loolu la yàlla bëgg loolu la yonent bëgg moo tax ñu woote ñu yërëm aussi daara yi man ku ma gis xam ne ay daara ay kii yooyu laa ci nekk et puis ñu xam ne ñu nit dëkk bi am na lu ñu fi yàlla defar am nañ suñu mbooloo ouest est nord jeex na nord ñëpp xam nañ ni ma fa dema woon ndef si yàlla Mamadou Dieng yàlla weddi moom di ko yàlla defaloon ci nord góob ndax dina amati keneen ku am nord. déedéet duñ nopp suñ noppee ñu yàq dëkk bi billaahi buñ noppee am na xale yoo xam ne daañu yàq dëkk bi ndax yàq dëkk bi kese moo leen tax a jóg dem ci kër leader yi demuñu ci dem ci ñoom di leen jaxase rek loolu la man loolu laa gis de ndax aussi boo nekkee leader nekk kilifa bul nangu ko indi waxu keneen bul nit ñëw di indi waxu keneen ne ko non pardon baal ma ci loolu waxal leneen xam nga Mamadou Dieng yàlla na ko yàlla yërëm woo ma sa toog di wax ci nit danaa non may ma waxal leneen nit ku toogul jëw loo gis ci àdduna jëw a gën a bon jëw moom boo koy def jarul su nga julli day baax suñu ubbee semaine de fer aéroport bi egsi na maa ngi dégg ñoo ngi war a tabax benn stade bu ci kii bi ci forêt bi loolu buñ ko amee dañuy sant yàlla ndax Kees ay cadre ñoo fi dekk ñu xam ne aussi mouvement yi dee nañu barke Seydina Mouhamed xaddi nañu man yàlla rek a tax may wax yàlla rek def nañoo def ba dee. mais defar dëkk bi di Thiès si jàmm la mën a nekk. si jàmm mais bu ñu amul jàmm duñ dem fii ku ñu fal ëllëg ñi taxaw yi di la xeex loolu fi nekk de loolu laa gis Kees suba nañ la fal Babacar Ndaw gannaaw suba am noonu am ñu taxaw naan Babacar Ndaw du fi jóge du fi toog. loolu yóbbul kii loolu. Santhie Thiès xam nga Santhie Thiès man pour man Santhie Thiès daal man daal Santhie Thiès gi daal bu gën a am góorloo Santhie mooy chemin de fer daal buñ ko dekkalee Santhie Thiès du waat man daal loolu laa gis man sama xalaatu bopp ñu bàyyi képp ki nga xam ne it yàlla jox na la fi ndomba tànk ñoo xam ne yàlla la jiital ndax ku yàlla yàlla moo ko wax ci alxuraan maa xool ku ma neex ma jiital ku yàlla jiital nañ nangu nga xam ne kii yàlla moo ko fal mais ñu fal nit ba pare ay nit di ko xeex loolu baaxul. xam nga alxuraan sëñ bi fii ñun ñëpp ay jullit lañu daara bu amul Sénégal fu ñu jëm daara ku toroxal daara yàlla toroxal daara moom man de daara laa gëm ci laa fekk sama papa ci laa fekk samay mbokk daara laa xam daara laa gëm gëmuma leen lu dul daara gëm naa daal nañ jàppale daara yi waaw am na ñag ñoo xam ne ñoo ngi jàppale daara yi nekk ci dëkk bi te di politique jaru tudd boo tuddee fii rek ñun la diwa ko yónni ma diw la àndal mais man xam naa leen xam nañ ma mais nag Babacar élection yi jëm seetaan ñu daan ci am taxawaay bu doy waar boo xam ne ñun dinañ ko def incha allahu rabbi daan ci taxawaay bu doy waar dañ ko def fii ci élection yi mu jàppale daara yi jàppale dëkk bi Kees ñun nañ jàppale chemin de fer rek moom bu jàppalee chemin de fer rek baax na et puis politique ñu bàyyi yàq bi man daal yàq bi daal moo ma jaaxal man daal toog di yàqante di wax daal man daal am naa daal loolu daal moo ma jaaxal man wax dëgg yàlla non man kay damay seeti ay candidat teg leen waaw. xam ne bi ñu leen woowee wuy si nañ ndax woote wuy ji dafa yombul temps dafa seer koo ci jël benn minute boo ko waxut lu baax yaa ngi koy yàqal Thierno Omar Deme ñi ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar waaye di nuyu mbooloo mi nga xam ne ñëw nañ fi wax na dëgg
ñun Thiès lañu dëkk Thiès lañu bokk amuñu beneen dëkk bu dul Thiès duñu seetaan mukk Thiès ñu di ko jël di ko yàq ku ko nar a def duñu ànd ak yow dëkkuñu Guinée dëkkuñu Côte d'Ivoire dëkkuñu Mali Sénégal lañu bokk am na ñuy soxna am na ñuy doom am na ñuy taalibe am na ñuy carte pareetuñ nag pour bàyyi koo xam ne dafay jël otoom def ko vitre teintée jël numéroom masqué ko bu samdee mu ñëw fii ci dëkk bi dal ci hôtel yi bu lëndee mu xëy dellu laaj sunu dëkk bi ñu jox ko loolu lañ pareetul ak ku ko mën a def ak ku ko defoon àndatuñoo ak yow beneen bi ci desit mooy Thiès jàmm rek moo fi war a xew te it jàmm rek lañ fi yaakaar te it jàmm rek lañ fi bëgg ñii fi nekk te nga xam ne dañuy politique nañu xam li tax ñu fal leen baatu jàmbur la ñu yor ku yor baatu jàmbur war ngay déglu ka la ko jox waaye nag yaakaar ne dañ la far ngir nga nekk buur képp ku ko ci def àndatuñ ak yow ñii fi toog nag ay kilifa lañu ay doomu daara lañu ay nit ñu xam lañu ñu dëkk ci dëkk bi kenn mënta jaay dëkk bi te bokkuñ ci kon nag li nga xamante ni si moo baax ak li nga xam ne moom la ñuy wax président de la république muy monsieur Macky Sall moom ci boppam ñi ngi koy sant xam nga lu tax ñu koy sant bërki démb ki ñu jàppoon ngir daara te ñu bàyyi ko tey wala ñu bàyyi ko démb loolu ñi ngi ko ciy sant waaye ñi ngi koy encouragé waat di ko santaat mu gën a bàyyi xel ñooñu daara réew mii kat bu xëyut asamaan daanu xëyuñu suuf talañu daaraa tax bu dul woon daara ba léegi àdduna tukki na ndax luñ fi bañ ñi ngi koy def luñ fi bëgg defatuñ ko te yàlla mi nga xam ne moo fal ñooñu daara du leen folli ba àddunay tukki kon ñi ngi wax ne waa Thiès ñi yàlla dénk ay ndombay tànk ànd leen ngeen juboo coow li yéen képp la te bu yàlla taxee du ngeen coow ku ciy coow rek ngir sa bopp a tax ñii xas gor yi nag nañu ko bàyyi wa xuulu li naasi husnan wa aqimu salaat wax ju baax ci jaamu yàlla la bokk nañu bàyyi xasante yi nañu bàyyi boddente yi nañu bàyyi ŋàññante yi te ànd defar Thiès ñun loolu lañu wax suñ ko deful nag ñun dinañu jóg dugg ci seen biir defar li nga xam ne moom la ñu yàlla sant ndax yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran safara soosu nañ ko moytandiku ban safara la nag kenn xamagu ko comme kenn xamu ko nag ànd fi di xeex ak xuloo kii di xas moroomam kii di xas te ñu bokk lenn loolu lañ dootul def ñi ngi sant képp koo xam ne ñëw nga fi di la gërëm di ñaan sunu borom yàlla sàmm leen aar leen ci barke yonent bi yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci barke yonent bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu day mel ni damay sof lu ndaw rek ci fii sëñ Dame Baye mu mel ni li mu wax ne ay doomi dëkk bi lan nun doomi daara yi jaadu na maire Thiès bi am ci ñun kenn ku fa doon maire mbaa ñoom fa conseil ensemble liggéey war nañ fa am député bu daara xiifee mu jooyal nu comme ni ko chauffeur yi amee ñeneen amee ko ni ñeneen amee ko ni loolu it ci sunu dund la bokk kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñi jàng nekk ci ensemble fii ci daara ji am na fi jàngkati tubaab yaa ngi fi tubaarkàlla diplôme bu ne mi ngi ci jataay bii tey loolu it ñu ngi koy bokk boole ci li ñuy lancé vaale maanaam dañoo fas yéenatul dem ci kër kenn di ko taxaw di ko ñaan ndimbal ci daara yi déedéet dañoo bëgg comme ñeneen ñi ni ñuy tekkee di mën a dimbali seen bopp ñu nit pas-pas boobu ñu am ko ci biir réew mi taxawaay boobu wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu shaytaan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Thiessois, Thiessoises, notre rencontre d'aujourd'hui mériterait la présence de tous les habitants de notre région, tellement son but nous intéresse tous à plus d'un titre. En effet, nous sommes un rassemblement de Thiessois de tous bords qui, conscients du retard que leur région a accusé toutes ces dernières années par rapport à toutes les autres régions du Sénégal à cause du comportement irresponsable de la plupart des dirigeants politiques, a décidé de réagir en levant la voix
afin qu'on sache que cela doit changer. Il s'agit en effet, plus précisément, de nous lever ensemble pour aller au secours de Thiès contre tous les maux que nous connaissons et qui retardent son développement, à savoir, parmi les 14 régions du Sénégal, il n'y a aucune d'elles semblable à Thiès du point de vue du désaccord, de la discorde, de la division, de la mésentente, de la contestation, de la conspiration des uns contre les autres, autant d'attitudes négatives qui alimentent la vie politique de nos dirigeants. L'acte le plus scandaleux est l'attitude contestataire gratuite que certains politiciens ont le plaisir d'entretenir pour bloquer l'élan des responsables élus qui, vaille que vaille, se donnent corps et âme pour le développement de la région. Il s'y ajoute les actions de diabolisation et le discrédit jeté sur certains responsables politiques qui étaient très proches du peuple par leurs idées fédératrices et leur action de bienfaisance, mais finalement, qui ont fini par se décourager politiquement et socialement. Tout cela est couronné par l'égocentrisme de certains leaders politiques qui ont toujours placé leurs propres intérêts avant ceux de la région. Maintenant, il s'agit donc pour tous ces détracteurs de savoir que le pouvoir est entre les mains de Dieu et il le donne à qui il veut et le reprend de qui il veut. Comme il l'a dit dans le Coran, « Qul Allahumma malik al-mulk, tu'til mulka man tasha, wa tunzi'ul mulka man tasha » Dès lors, nous devons, en bons musulmans croyants, accepter la décision divine dans le choix qu'il fait parmi nous pour la gouvernance du pays. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les Thiessois, dès au départ, de nous lever tous dans un seul mouvement d'ensemble pour stopper ces agissements politiciens qui tirent Thiès en arrière, en cultivant toujours de plus en plus la haine et le désordre dans les cœurs. Ainsi, Thiès entend aller vers les élections locales. Mais nous savons choisir les responsables politiques qui sont connus pour leur abnégation, leur esprit d'ouverture, de disponibilité envers les gens et la volonté d'œuvrer pour le développement de Thiès. C'est pour cela que nous ferons là le maximum pour un choix correct de ces candidats au niveau de toute la région, car nous connaissons les hommes qui sont capables de développer Thiès. Enfin, développer Thiès, c'est quoi? Développer Thiès, c'est faire en sorte que les chemins de fer qui sont le poumon vital de l'industrie et du transport de la région revivent. Et que revivent avec le chemin de fer, le centre artisanal, le NSTS, les manufactures de tapisserie de Thiès, ainsi que tous les autres outils de développement sur lesquels reposait l'économie de la région. Nous ne terminerons pas sans parler des écoles primaires au niveau des banlieues thiessoises, telles que Dar es Salaam, où on trouve des classes avec un effectif pléthorique de plus de 100 élèves. Avec ce nombre, on ne peut pas travailler. Donc, Thiès compte beaucoup sur les Thiessois pour réaliser cet objectif impératif pour l'avenir de Dianken. Il faut que les Thiessois sachent que nous devons choisir dañu war a tànn ku ñu tànn koo xam ni kii dinañu faale peuple bi
xool suñu problème xool problème mu Thiès chemin de fer ñun ñii man mii di wax xaalisam lañ ma ngéntee léegi anam ana NSTS ana artisanat ana tabaarkalla président Macky Sall am na lu mu def ci Thiès am na yu mu diggee macha allah ana responsable yi koy def am na fi ñu fi ne mais am na ñoo xam ne ñii bu kenn di gas fukki di suul ana pax lii mooy problème bi fi may jeexale nag mooy daara yi xale yi tari léegi lii mooy sauvetage du Sénégal lii mooy sauvetage du Sénégal man arada al ilma fa alayhi man arada dunya fa alayhi bil ilmi man arada al axirata fa alayhi bil ilmi man arada baynahuma fa alayhi bil ilmi waaye man arada al ilma fa alayhi bil quran soo bëggee àddina wutal xam-xam soo bëggee àllaaxira wutal xam-xam soo bëggee boole àddina ak àllaaxira wutal xam-xam waaye boo bëggee xam-xam boole ci alquran man professeur certifié la dama leen di jox exemple rek bac +8 waaye alquran jàng naa ko fukki at ak ñeent yow cee dugg kon alquran rek moo jëkk mooy mudd nañu dimbali ci daara yi man mii day maa ngay tabax benn ca Tiwaawan wax dëgg yàlla su ma sañoon ñu dégg ma nit sama voix xam ni bëgg naa ci ñi nga xam ni ñi ñuy dimbali bëgg naa ci sama morom bëgg na ci na ko président dégg na ko ñëpp dégg xam ni réew mi mënta ñàkk alquran bés bu ñàkkee alquran ñàkk ni ñëpp aqulu qawli hada wa astaghfirullah likum assalaamu aleykum wa rahmatullah